tey ñu ngi lay nuyu di la ziara. maa ngi leen di fay di leen di ziar di am mbégte bu baax a baax a baax toog jàkkaarloo ak yéen. soxna si yow fi nga génn garaaw na de lay laaw bii moom xaaruma ko woon parce que c'est trop fort laa lay wax nii trop fort nit day xam dara toogaale ko mais c'est trop fort ndax demoon nañ ba nekkatul njaatige ak liggéeykatam dafa nekkoon baay ak doom mu am yoo xam ne seq nañu ko te mbindeef xam ko dama lay wax benn mbir rek benn anecdote bu gàtt parce que Sidi kenn ku nekk ci kër gi fii mun naa taxaw ne seqoon naa ak moom lu kenn xamul nit bu mel noonu la woon li muy seq ak yow la ko seqal moo tax koo tooga rek mu ne la fu ma jaar ak Sidi da lay jaaxal et effectivement c'était ça kenn ku nekk dafa am fu muy jaar ak yow moo tax kenn ku nekk ku jaar Walfadjri mun ngaa wax loolu te kenn du la weddi maa ngi rappelé wu bi mu amee problème boobu noonu bañ convoqué ko war koo tëj ma gont si dañ ma yee ci nelaw ne ma seen kër ga jàpp nañ seen patron bi dem man déet kon de nelaw jeex na suñ patron kat buñ ko jàppee duñ ma fay weer wi nit ñuy reetaan ma ñëw fekk rédaction di def réunion rédaction man leen yéen da ngeen ni réunion rédaction pour yónni ay reporters yéen am ngeen info di yéen kii ñu jàpp nii buñ ko téyee duñ fayu de rek jóg ne ani Modou Diouf kaay ubbil ma antenne bi rek Modou kontaan parce que Modou Diouf loolu la soxla woon ñu jël antenne bi ma ñëw toog ci antenne bi commencé nekk ci antenne bi ba nit ñi defee signe que ne libéré nañ Sidi donc toog naa ci antenne bi su ma juumul de 15h à 19h bi ñu ko libéré bon mu jógee fële di ñëw ñu def liggéey ñu fi waroon def may ñibbi boobu yegg seegul may wàcc ba ci escalier bi ma defee ni bay jël escalier rek fekk muy yéeg ñu jàkkaarloo face ni ñaa ngi ko topp loolu daf ma marqué tout le temps parce que Sidi daf ma jël taf ma ci kawam ñun ñaar ñu seere wante pendant presque 30 secondes kenn waxul ku nekk da ngaa seere sa morom moment bi mu génnee bay dugg si jàkkaarloog man mu ne ma jërëjëf félicitations rek taf ma pendant 30 secondes kenn waxul alors je me suis dit que il était au courant de tout ce qui se passe à la maison ça lui a marqué parce que dama jaayante ci antenne bi jaayante boo xam ne lu ne mënoon na ma caa fekk mais man sama yoon nekk gisuma woon loolu parce que suñu patron la suñu teraanga gannaaw yàlla ak yonent bi moom moo ñu koy jox alors am na jafe-jafe dañ koy jàppale parce que ñun suñu amee jafe-jafe moo doon koo xam ne daf naan vas-y maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw donc loolu dama la ko wax ci côté travail côté nag nit ak doomam on a beaucoup partagé Sidi jox na ma demande d'explication ba xamatul xam nga bu ñu la joxee demande d'explication nga expliquer ñu joxaat la nga expliquer ñu mise à pied la jox la avertissement lu ci teg dàq loolu yow am naa ko si da ba mu des dàq bi xam nga nu mu def mu ne Modou Diouf ma jël congé quoi congé bi jeex ma teg ci 4 jours xaw ma 5 jours tëdd sama kër ñëwuma ma ñëw rek dajeeg moom mu ne ma kaay ma ñëw mu xëcc Modou kaay mu ñëw mu ne ko Modou waxal ak moom dama koo bëgg xaw ma nu ma koy def mënu ma koo dàq te fi mu ne nii dàq rek ci des alors mu nekk loo xam ne loolu ma jour boobu dama ne ko wuy ma dootoo ma jox demande d'explication parce que dootuma ko defati ci àdduna banaa ko mu reetaan ne ma waa noonu ma neex donc c'était ay mbir yoo moment yoo xam ne ay moment fort te loolu lu ndaw rek lu ma la ci nettali la dem na Kaolack yendu ak sama waajur bu góor sama papa ndekete man li ma nekk ci moom pendant 10 ans Sidy Lamine mi ngi xool jëmm ji mu nekkal lan maanaam li ne ci moom fu mu ko jëlee alors loolu jaaxaloon ko lool bi mu demee yendu ak sama papa ba ngoon mu ñëw le lendemain ma dugg bureau rek mu ne ma jàpp naa la bon j'avais pas compris pour man def naa toj-toj ma ne ko ay waay lan laa defati mu ree na ma jàpp naa la de ma ne ko mbaa damaa defati toj-toj mu ne ma tey du toj-toj damaa wër loo xam ne ay at jàpp naa la démb ma ne ko lan la mu ne ma démb ma ak sa papa yendu waaye ci laa xamee ne yow sa ëttu baay nga jàngee bi ma waxtaanee ak sa papa laa xam ne mënoo woon ñàkk a mel nii alors ça m'a marqué aussi alors je me suis dit kon ku nekk kër Sidi mi ngi xalaat yow yaay kan xam na la mi ngi lay gëstu donte waxul ak yow bu waxul ak yow sax mi ngi lay gëstu moo tax bi ma retourné fii man pour man li ma waroon a def loo xam ne ni vraiment njukkal la parce que je sais que ba may dem ça lui a fait mal neexu ko
donc bu ma dellu see leen rek laa xalaatoon mooy créer benn émission boo xam ne moom moo ko moom looloo indi émission bi may def tous les samedis à 21h tuddee ko Kër Sidi voilà. alors je me suis dit que dem na 6 ans après ma ñëw 2014 laa fi jógee je suis revenu à 2020 bi may dem dama ko waxoon ne ko ci bureau man de maa ngi dem waaye dama bëgg nga jàpp ne aw ma lu ma métti aw ma lu ma naqari waaye sa doom da nga ko yar sa kër ba mu màgg doon waxambaane war a jàngi doxandéem te lu baax olof yi ma lay wax day jàngi doxandéem ma ne ko jàngi doxandéem ñaar la mën a nekk ma dem la ma doon wut ma am ko dellu si mu jëriñ kër gi mbaa ma dem sottiwul ma dellu siwaat waajaat ngir demaat jàngi doxandéem alors bi ma dellusee biñ ma laajee loolu laa leen njëkk a wax man ne dafa am ñaari baat yu ma waxoon Sidi ba may dem mooy maa ngi jàngi doxandéem su neexee ma indi dolli kër gi bu naqaree ma dellu si waajaat yaakaar naa ne nag doxandéem nga ma jàngi woon am na ay bagage yu ma àndal man pour man bagage yooyu laa war a indi dolli ko ci kër gi mooy sama delloo njukkal ci Sidi ndeyam bi may dellu si fekkuma ko fi ma ne je me suis dit du ma yem foofu alors à travers moi bëgg na ayubés bu nekk à travers moi nit ñi di gis Sidi Lamine je voulais pas que Sidi Lamine kii yam dem noonu à la télé non dama bëggoon semaine bu ne ku seetaan émission bi sa xel dem par force ci Sidi Lamine ndax loolu mun na tax nga ñaanal ko loolu mun na tax nga fàttali ko loolu moo indi Kër Sidi. waaw sama ñëwaat dama ñëw pour ñi ma fekk di ay jàmbaar ànd ak Sidi musuñu fi jóge dama ñëw pour la ma amas néew ma dolli leen boole kook ñoom la ñu am ñu boole ko ñun ñu yëkkati kër gi loolu rek moom moo ma indi amul leneen dama ne mankat bi tey ñëw naa am na lu ma am ñii ma fi bàyyi mënuma leen dàquma leen yëf yi gënuma leen ay gënuma leen mun xalaat waaye nag dañ ne jal moom loo am rek dañ ciy indi mu gën a jalu kon man it li ma am naa booleeg ñoom li ñu am ñu ànd di waxtaan di avancer loo kër gi lii kese la alors je suis venu c'est vrai que nag posture bi ma nekkoon moo fi jógee ak posture bi ma fi dellu soité du benn parce que dama ñëwaat comme directeur adjoint au programme je gère le programme man ak Oustaz Sane on est là ñooy département programme tout est là moo tax sànq ma leen tooñ naa leen fii mooy waañu kër gi donc je suis là chaque jour ñooy génnee le programme ñooy def le programme essayer de di créer donc ci création boobu ma nekk ci laa nekk loolu toujours loolu nag yàlla suñu borom laa koy santé parce que peut-être xëy na moo ma may mën di am yenn xalaat yi yàlla laa koy santé dàquma xalaat kenn gënuma ay kenn waaye li mayal la rek bu nekk bu jógee ci sunu borom man a naa utiliser loolu su ma xalaatee dara woo leen waxtaan ak ñoom ne leen ah man kat xalaat naa lii di ak nii ñu ne ah nañ def nii ñu avancé. tey lan nga mën a wax ci loo xamante ne nii Sidi da ko def ci yow loo xam ne tey bis boo demoon sax bu bëgg ko bàyyi boo xalaatee waxam jooju noonu tey loolu doo ko bàyyi est-ce que mën nga ko. jom ngor fulla bëgg liggéey ñeent yooyu jom nee na nit ki dafa war a am jom ba keroog bañ koy denc ci biir bàmmeelam parce que jomam jooju moo koy tax lu mu dugg mu ne lii réussite laa ci bëgg mu ne nit day am fulla maanaam fexeel ba li ngay liggéey bu la ci kenn yàpp bu ci leble bu ci fayle mu ne ngor mu ne métier bi ñu nekk di nga gis ku la jox alal ngir nga defal ko dara da ko daan wax ay baat naan du ma ci leble du ma ci fayle loolu la daan wax man daal bëgg naa métier bi bu leen ci leble bu leen ci fayle da daan toog bureau soo dee di gërëm bu baax El Hadji Sidi Lamine Niass mu ne paas baa ngi noonu ma ngay paas nga de di ci teg diw mu ne voilà paas na ba nopp parce que neen da nga ko jiital pour neexal ko doogu mën a tagg fa nga jëm kon xam na ne am na looy waxi ak looy wayaani mais da nga ko bëgg a jiital tagg ko ba pare doo ko tagg keneen ka ngay tagg am na loo ca bëgg loolu la daan wax donc loolu yëpp daf ko boole mu nekk ci ñun tey démb damay tooñ gars yi man damay daw 100 yéen a ngi daw 0 dama leen doon tooñ quoi man leen yéen bàyyi leen waaye damay daw 100 ngeen di daw 0 léeg-léeg ma fa xasalu parce que damay bëgg a def lu baax ba léeg-léeg da ngay def loo xam ne sax nit danaan la juum nga de waroon nga maa wax le wala waroon nga effectivement nit laa rek damay juum mais vivacité bi ak bëgg lu baax moom moo may yóbbee loolu yëpp te loolu ci moom laa ko jàngee moo ne woon nay dem rek amul kii donc man liggéey loolu laa ci xam barki démb 16h laa ñibbi lu ma musul ñibbi man je viens le matin et je rentre à 1h du matin démb 16h laa ñibbi li tax ma ñibbi 16h mooy dama mënatul daa am ko dugg di wax ak man lu ma laaj ma ne ko waaw mu génn je me suis rendu compte que ne man li ma koy tontu du loolu de li ma laaj yëpp déedéet la du waaw je me suis dit alors
y a quelque chose naa ñibbi parce que maa ngi sonn ci moo tax après ñoom ñëpp ma doon oo parce que biñ ñëwee gis keñ ci bureau bi dañ ma doon oo dama dem tëdd nelaw alors loolu yëpp li ko kii parce que bëgg a ànd ak ñoom yéene leen lu baax parce que tôt ou tard li ma wax sànq rek ñun dañuy pousse jeune génération bi day ñëw ku iñaanee nag sa ndond sa deewit ñaaw kon ñun nañu yaatal mënut ñoo def ci presse bi liñ ci def ay at lu ëpp fukki at nga nekk ko di def di créer muy rajo ak télé soo ci bëggee xëccoog ndaw yi ñàkk xel la nanu abal ndaw yi nañu xajal ndaw yi ñu liggéey ñun am na leneen lu ñu war a defe nañu yaatal suñu xol yi loolu moom dafa maanaam message la boo xam ne dafa nekk ci man loolu laa gëm ñun bi ñuy ñëw dañ noo xajal may ñu chance kon ñun it ñii ñëw nañ leen encadrer xajal leen may leen chance liggéey bi il faut être généreux pour mun ko réussir waaw c'est un frère à moi du wax bi tey bii la may wooyee bii waaw il est trop généreux xam nga lan laa ko wax barki dem dama ne ko tu es trop généreux pour être un manager mu ne ma lu tax ma ne ko manager dëgg tu dois avoir la carotte et le bâton yow tu n'as que la carotte donc il est trop généreux pour diriger une entreprise bëggul ko mer bëggul ko gedd bëggul maanaam daf may osé ni ma diw de nee na nii mer na man ko nan ko neexal parce que je suis obligé ma ànd ak moom ci li mu bëgg parce que moom ma fi indi moom laay jàppale donc amul maanaam Cheikh Niass ku génn ne Cheikh ma def lii c'est pas vrai c'est un enfant xamul bëgguñu parce que dañoo nekkandoor ak papaam mu nekk ci ñun et puis message boo xam ne di lancer message tout le groupe bu ñu jàppee Cheikh Niass xale bi nekkoon suñu wet ñu ànd ak papaam nañ ko jàppee suñu kilifa nit ñi nag ñu bëri dañoo matul des fois dañ naan kii kat xale la ñoo ko yar fii mais nañ ko jox cër yàlla mooy def ci nit daraja yàlla mooy may nit tey yàlla moo ko fi teg pour mu wuutu baayam jàppale ñu kon loolu personnel bee ko moom nañ ko gën a fonk nañ ko gën a respecté nañ ko gunge nañu ko jàppale alhamdulilah administration ña fa nekk yëpp ñu ngi ko uuf ñu ngi ko jàppale alhamdulilah personnel bi aussi chaque jour damay wax ak yoom yërmande gi Cheikh am ñoom xam nañ ko boo gisee nag may kaf ak moom bi papam di dund xam nga Cheikh dafa bëgg affaire de réalisation téléfilm ak yooyu loolu indi woon CMP bi mu créé woon boobu ma nekkatuma fi bu jógee woon France ñëw papa ji daf may woo parce que day ñëw ne ko papa lii laa bëgg a créé léegi comme papa ji xamoon na ne man création loolu rek ci moom loolu moom ci la sama lépp nekk papa ji daf may woo ma ñëw mu ne sa rakk ñëw na de waxtaan leen nee na am na lu ma indi su ko defee maa moom ñuy nekk relation boobu la papa moo créé cette relation avant dara moo tax ñu bëri lii tey maa ngi koy doog a wax sax nii publiquement musuma ko nangoo wax loolu moo indi relation mais du sama retour nii déedéet relation bi démb la woon mais fi jógee il m'a appelé mu nekk CMP mu ne ma leen rek moom metti bi tey mu ne ko mu ne ma da nga dem ma doog a ñëw ci kër gi créer CMP vraiment j'avais besoin de toi boo fi nekkoon ma ne ko mais c'est le destin te dàquma dellu si waat ndax destin bi lu mu wax rek loolu mën naa nekk alors donc kon moom tout le temps relation yooyu dañ ko gardé woon bi papam génnee àdduna j'étais là avec lui bi mu wàccee gis ma daf ma kott j'étais là avec lui ba Kaolack sama oto dama ko gaari dugg ci oto personnel bi car bi ànd ak ñoom jàpp ci jag bi ñu dugg ak moom ci xabru bi j'ai fait ça keroog bi mu tàngee dëgg dama ne tëll muy ñëw may ñëw jubal ko garde corps yi ma àndoon di ma téye mu leen bàyyi leen ko kii il faut mu yegsi ci man de damaa reetaan gars yi def nii ma yegsi ci moom mu laxasuma ma ne ko ñetti fan a ngi nii paa bi kenn mënu koo denc coow li bëri na Cheikh la nga jàppoon bàyyi lépp ñu denc paa bi te xalif bi ñaan na la mu ne ma effectivement loolu laay def xalif bi ñaan na ma yow sa wax ji dafa tombeek xalif bi ñaan ma ne ko alhamdulilah donc nit la koo xam ne xam naa ne am na fu mu ma tegoon man nit nag foofu laa ko teg mais nag bu ma ñëwee pour liggéey non ce n'est plus frère bi ak moom dafay nekk njaatige bi ak liggéeykat bi non léeg-léeg day tapé fort léeg-léeg mu rentré ma bu ma rentré ba pare ma ne ko là tu as raison ñu waxtaan juboo mu ne moom li ko gën a kii ci man affecté ci man mooy man dama nekk ku humble nee na maanaam damay nangu dëgg moom boo waxee dëgg nee na dama koy nangu nee na moom looloo ko gën a frappé ci man quoi ma ne ko àddina nag amul solo nit day oyof donc loolu moo waral lii léegi bu toogee bu ma ko wooyee mu déconné ak man ñu déconné mais boo ñu fekkoon ñu toog ni non doo gis ne bi tey bii
doon déconné sànq ci téléphone bi ak patron moo toog nii parce que cër bi dama koy delloo donc il faut da ngay mën a séparer les deux à la fois quoi ma leen di jaajëfal vraiment di leen sant tey nag waxloo ngeen ma bu ma juumul day bi ma fi ñëwee ba léegi maa ngi doog a wax waaw te li tax ma doon bañ loolu mooy dama ñëw pour liggéey wax du jiitu jëf dama leen doon wax bàyyi leen ba ma pare te ba léegi pareegu ma moo tax heure alhamdulilah duggoo ci domaine bi may bañ a wax alhamdulilah. loolu dama koy def boo koy jël si spécial non loolu jotagut loolu ñëpp woote nañ mais jotagut. donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf di la remercier bu baax yàlla na yàlla yàggal taxaw. jërëjëf merci beaucoup.